taxawal yi ñuy def mbirum production usine Senchim ba pare daal di jël yenn produits chimiques daal di ko garder foofu te ñu waxoon ne usine boobu dañ ko war a tëj depuis atu 2011 neexul benn yoon askan bi yeewoo si cité Famara Ibrahima Sagna bu Caaroy Géej ñoom di ñaawlu tekkaaral autorité yi. Senchim bi mu fi ñëwee en 1987 yàggul 87 bi mu fi ñëwee déjà moom dafa ñëwoon implanté wu woon fii pour stocker engrais bi mu demee ba ci biir en violation de la loi wala du code de l'environnement mu dem bay produire ay produits phytosanitaires ñëpp xam nañ ne produits phytosanitaires c'est des ay pesticides yoo xamante ne ni baaxul sax doomu aadama di ko manipuler ak loxoom mais dafa dem bay laal doomu aadama yi ci seen organisme kon déjà depuis mun nañu wax ne depuis 87 ñu ngi dund loo xamante ne nii non seulement état gi na ko parce que yëg na ko parce que xam na ci dara mais dañu nekk di seetaan population bi ci li nga xamante ne nii loolu mu ngi leen di lor. État du Sénégal moom warul mën a ñëw nekk avocat wu Senchim wala muy ñëw di communiquer à la place de Senchim. xeet bu bon bi jóge ci biir usine bi te ci ay jamono ñu daal di defoon rapport médical boo xam ne docteur Souleymane Ndiaye dëkk foofu defoon ko di wax feebar yi nga xam ne moom la fa jot a nemmeeku ak tooke yi nga xam ne moo fay jóge moom jaaxal na askan bi. ci biir cité bi tamit yàlla dafa def ñu am benn vieux bi ñuy wax Papa Souleymane Ndiaye ancien directeur de la santé mu am fii clinique am bokk ci collectif bi nekk ci comité des sages moom fii pratiquement képp ku fa feebar da ngay dem foofu doonu consultation mais moom moo dem ba benn instant mu remarqué ne feebar yi nga xamante ne nii moom lay gis ci doomu aadama yi ñuy ñëw di def consultation daf ko xaw a jaaxal mu dem ba xam ne usine bi bokk na ci li nga xamante ne nii moom mooy gàllankoor organisme doomu aadama yi ci loolu mu deseli ci pas mal de maladies yoo xamante ni usine bi dafay dolleeku ci feebar yi nga xamante ne nii mu ngi dal askan bi. feebar yi ñu gën a ràññee mooy par exemple moom ci li nga xamante ne nii jot na ko seetlu am na ñoo xamante ne nii seen paxu bakkan yi dafay xasan en permanence voilà seen bët yi da ngay jékki-jékki muy xasan mel nii dafa am loo xamante ne nii moom moo la affecté ñii da ngay jékki-jékki ñu mel ni kon dañu am sinusite te fekk amuñu sinusite dem nañ ci sax ba am ñoo xamante ne nii seen santé dafa fragile ba nga xamante ne nii bu ñuy ñandu sax deret la ñuy ñandu. dem nañ si tamit ba nga xamante ne suñu jigéen ñi wala suñu yaay suñu jabar yi nga xamante ne ni dañ doon dem ba benn moment ñu nekk en état pas mal de femmes ñoo fi def ay fausses couches dégg nga am na si ñoo xamante ne nii seen santé dafa fragile ba nga xamante ne nii seen parents yi am nañ ay moyens dañ leen jëli yóbbu leen extérieur pour faji leen kër gi ngay gis nii nekk juste à côté mu jar plus de 70 millions Alkali Cissé bii tey jii yàlla na ko yàlla yërëm moom moo ko moomoon jaay ko mais ki nga xamante ne nii moom moo jënd kër gi ñëw dëkk si fi mais bu mu fi dëkkee 1 semaine 2 semaines mais attends famille am dañ ko ne ñoom li ñuy noyyi fii xamuñu lan la quoi bi ñu demee ba xam ne usine bi moom mooy cause problème boobu dañoo déménagé waat. waaw gàllankoor bi mooy problème day xeeñ boo xam ne nii boo fi àndee sa xarit boo xam ne xamoo ko sax sa xarit boo xam ne moom yàggu fay ñëw moom bu fi ñëwee day yaakaar ne seen kër moom lu muy xeeñ mais da nga koy leeral ne ko fii kat wax dëgg yàlla usine bi la boo ko waxee usine bi la boo ko leeral ne ko usine Senchim bi la moom du gëm ne sax usine war na mën a nekk fii. waaw si wàllu wér-gu-yaram bi moom am na ay firnde yu bëri yoo xam ne nii moom gis nañ ko fi moom ay maire yoo xam ne nii ñii dañoo am ay problème yoo xam ne bañ opéré leen amuñu moyen ay boy yoo xam dañuy feebar comprendre nga ba si en même temps côté bi usine bi côté yi mu dendel noonu boo xoolee xar yu bëri dañuy dee ngir loolu ñun ñi dañuy rey xar daanaka dañuy xëy chaque jour léeg-léeg nga jékki-jékki benn xar daanu dee doo xam lu ko waral te du feebaru def dara comprendre nga chaque instant mënoo toog une semaine te soj moom daanaka moom lañ dëkkee chaque instant ñu ngi soj guddeeg bëccëg moom. moo tax ñoom ñu booloo ci benn collectif di ñaawlu ñàkk fulal bi nga xam ne direction ICS ak jëwriñ bi ñu dénk wàllu environnement moom la def ci jafe-jafe boobu ñuy dund. ministre de l'environnement bu bees bu mu ñëwee dañ ko relancer ci dossier bi wax ko ne dossier bi mu ngi fii depuis boobu ba léegi ñu yëgal ko ne ñun jàpp nañ ne ak le président ak le régime actuel usine bi war na fi mën a jógee parce que loolu la code bi wax te ci loolu ñun ci loolu lañ taxaw. si loolu mu ñëw fi def fi visite bu mu ñëwee def fi visite ñu saluer ko parce que bi mu ñëwee moom si boppam moo constaté ne dafa am ay produits yoo xamante ne ni dañ leen stocké si ay fûts yoo xamante ne ni dañu détérioré wu périmé en boole si plus de 500 tonnes ñoom ñoo nekk si usine bi loolu moom moo ko gis moom moo ko wax. c'est vrai que après dañu am déception parce que bi mu ñëwaatee par rapport ak li mu wax ak li nga xamante ne loolu la fi jëlee woon avant deuxième visite bi. dafa ñëw di wax ne produit bu fi nekk moom seetlu na ne waa Senchim def nañ amélioration parce que stock bi jéem nañ ko
déplacé yóbbu ko ci endroit bu gën a sûr def nañ ko de telle sorte que ñoom état bi ñu ngi jéem a xool ci cimenterie yi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi nekk tey naka la ñuy def pour que ñu xool naka lañ koy lakkee wala naka lañ koy évacuer ci seen mand yi. alors que ñun loolu la ñu rafetluwul parce que mënuñu gis usine bu mel ni Senchim nekk fi di polluer environnement bi di lor askan bi ci seen organisme ci seen wér-gu-yaram ñoom état du Sénégal li leen war ak lu ñuy xaar ci ñoom mooy usine bi ñu tëj ko nu mu gën a gaawee ba pare jëlee ko fi. état bi moom na si jàpp nu mu ci mën a jàpp na ko jàpp parce que tamit lii tamit du pour ñun pour Sénégal la. direction ICS buñ ko laajee nag ci tiitaange askan bi ci seen wàllu wér-gu-yaram dalal na seen xel. et comme ñu nu wër dañoo ragal suñu activités yi ragal suñu stock yi léegi gouvernement wu Sénégal mi ñuy jàppale pour ñu wut solution bu gaaw ci la ñuy liggéey ñoo ngi ci farlu pour que stock yi ñu mën ko évacuer na mu gën a gaawee. maa ngi dalal seen xel ci benn côté ñoo ngi liggéey ak cimenterie yi ñoo ngi wut yeneen solution pour évacuer stock yi na mu gën a gaawee. benn visite bu ñu jot a def ci biir usine bi ngir nemmeeku fan la produits chimiques yooyu nekk gis nañ ne dindi nañ ko ci suuf si waaye kenn décontaminé wul suuf si waaye ñi nga xam ne ñoo nekk responsable technique yi ñu ngi dalal xel askan bi. ministre bi ñëwee def visite bi daan ne lii mënul nekk ci la ñu jël ay matuwaay c'est-à-dire trier produit yëpp def ko ci ay fûts yu adapté fûts yoo xam ne dina tax li émanation du mën a am. ba ñu defee triage boobu ba pare dañ ko indi ci hangar bi nga xam ne tamit day permettre ñu confiner ko ba nga xam ne population yi nga xam ne ñoo wër usine bi dinu odeur beeg wala émanation du leen mën a sonal wala du leen mën a def gàllankoor. depuis 2011 bi nu waxee nu arrêté fûts yooyu dafa nekkoon ci terre-plein bi donc du coup fûts yooyu ak taw beex yooyu fûts yu bari dafa bënnoon yi ubbeeku. donc du coup suñ première opération de nettoyage bi jot nañu récupérer fûts yooyu yëpp pomper produit bi def ko ci ay bonbonnes mooy yi ngeen gis ci biir hangar bi bon sol bi tamit décapé nañ ko woon mais comme fûts yi dafa nekkoon foofu di sointé ak taw bi dafa tuuru woon nekkoon en contact ak suuf si donc suuf boobu yëpp décapé nañ ko et là au fait dañu defaat yeneen mesure pour xool à peu près ban partie moo contaminé waat pour ñu continuer liggéey boobu. décapage bi en fait dañu def ay mesures et par rapport à mesures yooyu on saura exactement les zones contaminées et par rapport à ça on pourra faire le décapage. jëruñ bi ñu dénk wàllu environnement bi ak directeur général ICS Alassane Diallo ñoom ñu ngi xam ne ba tey mu toll nii ne produits chimiques yooyu fas yéene nañ ko ci fan yu néew andi si ay saafara ndax dañ koy lakk. usine Senchim depuis plusieurs années amatul activité usine bi dafa tëj waaye usine bi bu muy tëj dafa am lu toll ni 500 tonnes. De déchets yu ñu bàyyi foofu déchets yooyu dañ nekkoon ci ay barigo ñu bàyyi woon leen ci terrain vague à l'air libre barigo yooyu aussi commencé woon compte tenu du fait que dañoo xaw a yàgg toog foofu ñu commencé woon am signe de faiblesse li ñu njëkk a def comme mesure lu ñu njëkk a jël comme mesure en rapport bien sûr avec le DG des ICS mooy le plus rapidement possible ñu jox ko délai 3 mois pour que non seulement ñu reconditionner barigo yi defaat leen ci ay barigo yu bees tax yoo xam ne muy barigo muy des yeneen i contenant yi nga xam ne dafay permettre ñu sécuriser produit bi wala muy échapper wala muy daanu suuf wala leneen ak leneen. deuxièmement mooy li nga xam ne moom mooy confinement bi mooy ñu jëlee fûts yooyu ci barigo yooyu ci air libre bi ñu leen bàyyi woon. ñu yóbbu leen ci ay bërëb ñu entassé leen foofu ñu sécuriser leen keroog bi ma delluwaatee si 3 mois après on a constaté que li ñu fa gisoon ni ñu tasaaroo woon ni ñu leen bàyyee woon dañu jël yëpp nettoyé ko ba mu set ñu reconditionné leen ci ay barigo yu bees ñu jëlaat leen dugal leen ci hangar ci ak ay conteneur tëj sécuriser ko. lu ñu mën a régler problème boobu mooy soit ñu yóbbu ko bitim réew soit ñu jël ko lakk ko ci ay four yoo xam ne ay température yu mag la te four yoo xam ne température yu mag tey ñu ngi koy séentu ci cimentier yi loolu moo tax aussitôt bi ma jógee ci visite bi dama convoqué directeurs généraux yi nga xam ne mooy Sococim Ciment du Sahel ak Dangote
pour waxtaan ak ñoom bien sûr en présence du directeur général des ICS pour naka la ñuy jàppale Sénégal pour que ñu mun a jël produit yooyu muy 500 tonnes yi pour ñu mun leen a incinérer à haute température ci four yooyu waaye ils ont tous ñoom ñëpp nee nañu d'accord nañ ci indi seen njàppale ci loolu. li ñu amee mën naa amal njariñ cimenterie yi parce que ñoom suñ ko utiliser mën nañ ci def courant bi nga ñoom dañuy soxla courant ñun suñ stock ñoom mën nañ ko lakk à haute température mu jural leen courant. ministre bi ci boppam ci xam ngeen ne jotu ministre bëriwul dégagé na temps pour recevoir ñetti cimenterie yi muy Sococim Ciment du Sahel ak Dangote mu boole ñu ci réunion bi mu ne leen li ma mu wax leen problème mu Senchim bi cimenterie bu nag ne incha allah dinañu dimbale te ñoo ngi dimbale léegi Sococim am nañ discussion yu avancé ak moom ñoo ngi waxtaan ak Dangote ak Ciment du Sahel du ñàkk fekki temps ñu yóbbu Sococim ay stock yu xaw a takku pour ñoom ñu lakk ko foofu ci seen cuivre yi. waaye directeur général ICSD Alassane Diallo bañ na ba rapport médical boobu askan bi di wax. xam nga affaire nit ku feebar wala yëfu usine soo ci waxee dara rek da ngay génne rapport wala benn étude bu jóge ci laboratoire wala ci ay docteur wala dara man de bokk sama wàllu bopp kenn joxuma document buy wane ne liñ doon def Senchim gàllankoor na kenn ci côté boobu wante nit ki li mu ragal dañ ko war a respecter comme ñu nu wër dañoo ragal activité bi loolu moom il faut ñu respecter seen ragal boobu. suñ service médical bi nga xam ne ñoo ngi liggéey foofu amoon nañ service médical bu nekk ci biir service médical bi dañ nekk woon ci gox bi ku fi feebar ñëw ci biir na nga ko faj gratuitement mësuñ faa gis kenn ku fa ñëw bokk en tout cas mu am feebar bi nga xam ne mën nañ wax ne usine bi moo ko jox. naam ñoom joxe nañ ay firnde ne dinañ jël ay matuwaay ci mbirum produit chimique yooyu askan Famara Ibrahima Sagna fu mu toll nii ñoom nelawatuñu ba yandoor di am tiitaange seen wàllu wér gi yaram.